Très chers amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans Cloche Sénégal 7 ñu amati honneur nag di jàkkaarloog yéen encore une fois comme ni ngeen ko gisee nag télé la boo xamante ni toujours day mêler l'utile à l'agréable juste pour vous apporter le meilleur tey ma ñëw seet si nag ndaanaan boo xamante ni kenn du wax théâtre te doo ko ci tudd actuellement mi ngi def ay ravages yu doy wax ci li nga xamante ni mooy milieu théâtral bi macha allah il répond sous le nom de Leyti Fall. Leyti, comment vous allez? maa ngi fii maa ngi ci jàmm bu baax comment vous allez nag nga ma nuyoo. waaw dégg nga tey dama ko tubaabee ndax dama fee ñëw gis fi ay diplôme ak ñu fekk la ci bureau bi ma bëgg ñu dem. waaw ñu dem waaw je vais bien maa ngi ci jàmm bu baax. dégg nga lii asalaamaaleykum. maaleykum salaam Thiat. comme ni ma la annoncé léegi nag actuellement yaa ngi devant ñi nga xamante ni ñooy safoo tey seetaan Sénégal 7 nga nuyoo ak ñoom rek. waaw maa ngi nuyu internetu Sénégal 7 yëpp .com di leen ziar fu ñu nekk nag ci àdduna bi doomu réew mi waa réew mi ñëpp daal maa ngi leen di nuyu di ñaan lii tamit yàlla na ko yàlla def ay télé amiin amiin te mën na nekk ndax ku sumb lii bugg nga wane Sénégal effectivement waaw kon yàlla na leen yàlla may ay télé loolu lañ leen di ñaanal déjà niñ ko introduire rek dafa neex ay télé lañu ñaanal Babacar ba tey ñu continuer Leyti plaisir la ñu ñëw tey fii seet si la ci Arcos bu Pikine ñuy fàttali ne rek ne moom actuellement mooy président des artistes comédiens de Pikine Arco Pikine déjà rek nga wax ñu tuuti benn briefing tuuti ci sa carrière ñu fàttaliku tuuti début Leyti. waaw comme ni ma koy waxee rek man fi may njëkkee toujours mooy théâtre bi ñuy def nii man awma chance dem école comme ni Ibrahima Mbaye soppe mais toog amee chance dem def école académique dem école des arts ñu tàggat ko ci théâtre donc mu génn ak diplôme man awma chance boobu man théâtre de la rue laa def théâtre populaire laa def malgré tout nag amoon nañu ay difficultés pour dem théâtre parce que niveau moo la fa doon yóbbu da nga war a am BFM wala nga am bac tu vois donc benn jamono nag ñu doon liggéey ak benn professionnel bu nekk Sorano boo xam ne moom it théâtre académique muy Samba Wan ñu koy nuyu bu Sorano donc joué na ci Gelawaar Samba Wan ndeysaan moom it def na pièce de théâtre yu bari moom daanaka moo ñu encadré woon moo ñu téye woon tey moo ñu wan yoon bi tey ba ñu mun a ñëw xuus ci théâtre bari na nag ay difficulté ci fi ñu jaar parce que bi ñuy jàng école la théâtre nekkoon ci ñu nekk ay xale école primaire Sibri 10 donc affaire bi nekk ci ñun ñuy dem ak moom di dem ak moom ba xam nga Sénégal fii soo sa jàng su bënnul kër ga doo fa toog dañ lay yóbbu nga defi métier. dëgg la man sama papa entrepreneur maçon la donc man bi ma jógee foofu dañ ma dugal yóbbu direct na ma demal chantier wax naa ko keroog sama discours mais tey biñ na ma demal chantier kaye paa bi kaye ma daan jox pour ma pointer les ouvriers man moom laa daan jox sama metteur en scène pour ñu def ay scénario d'accord mu mel ne comme ni mu ko détaillé rek déggoon nañ sax ñu ne théâtre tax na ñu génne woon la seen kër. waaw xam nga soo amee gis-gis yow gis-gis bi nga am say parents gisuñu loolu te boo nekkee xale sa bëgg-bëgg da nga koy jiital ba mu ëpp ba doo gis leneen alors que suñu mag ñi dañoo xawoon a am nu ñuy yaree mooy da ngay jaar fi nga war a jaar wala tamit nga ut sa yoonu bopp waaw am naa ci ay jafe-jafe parce que sama fam teeluñu woon comprendre fi ma bëgg a dem waaw alors que mënul woon ñàkk nag tamit parce que bis maa ngi waxtaan ak sama papa mu ne ma nit boo koy yar doo ko yërëm soo koy yar da nga koy xiifloo da nga koy tumurankeloo da nga koy marloo ba moom fu mu dem mu nekk fa te man gis naa loolu gis naa ne lu bari yar defeewuma ko sama kër parce que toog naa ay at yoo xam ne dama demal sama bopp
muy jàpp théâtre bi rek. ñu bari tamit dañ doon wax kii amul jom. kii papaam entrepreneur maçon la. moom théâtre bi la topp narta tekki. amul jom amul fayda amul lii. xam nga donc nga gëm li nga gëm rek. nga gëm li nga gëm métier bi gëm ne métier la comme métier yi. donc jëmbat ci fulla ak fayda. tey moo ñu yóbbu fu ñu dem fu ñu nekk. ci abnégation dévotion ak li nga xamante ni mooy courage am tey mën nañ ne moo tax mu egsi fii mu egsi dëgg la quand on met li nga xamante ni mooy lambda tout ce qu'on fait di ko agir li ciy génn rek du lenn lu dul magie et wax dëgg yàlla tey théâtre bi jox nañ la ci cër bu baax a baax malgré bu fekkee ne sax defoo li nga wax sànq mooy les bancs mais jàng nga ci école bi jara jàng muy l'école de la rue ba tax tey nga am accès fii nga xamante ni moom nga toll ñu lay remercier waat di la encourager waat de passage di la féliciter waat parce que fierté Pikine nga mais fierté Sénégal yépp nga ñu continuer na ba tey nan ngay maanaam actuellement nan nga gisee paysage yu théâtre bi actuellement yow Leyti en tant que tey président ARCO bu Pikine nan nga gisee en gros actuellement théâtre ak art bu Sénégal. waa ñi ngi sant yàlla ci fi théâtre bi toll. fi mu ci toll mooy tey ñëpp ko bëgg a def. tey ñëpp a ngi koy def ñëpp a ngi jóge ci yeneen métier bëgg ko def. am na ñoo xam ne dañ ko bëgg a def parce que dañu bëgg a siiw. am ñu ko def métier. waaw ñooñu nag mu ñoo jara waxal. ki jël métier bi bëgg ko def métier. kookoo jara jàppale kookoo jara orienté. parce que ki ko jël bëgg ko def rek naa siiw wala naa ci am xaalis. donc amoo métier bi. donc ab sant nañ yàlla nag fi théâtre bi toll. ndax théâtre bi teg na ay pas. teg ay pas mooy tey bari na jeunes yoo xam ne yaa ngi leen di gis. am na fu ñu jógee. tey ubbil série boo mun je cite parce que li may wax waxuma pour lu neex kenn lu nax damay wax li ñu xam te fekkee ko. tey néew na nga gis ay comédiens yoo xam ne amuñu fuñ jaar néew na nga ubbi série gis comédien tey série yi ngay ubbi yëpp muy Idole muy yeneen série yëpp yu fi am ci télé yi. da nga ciy gis comédien yoo xam ne am na fu ñu jógee am na fu ñu jaar ay nit tàggat na leen Ibrahima Mbaye Soppe mi toog am na ñu mu def ci ñoom. Pape Faye am na lu mu def ci ñoom. Kader Diarra am na lu mu def Saadi bu Manga am na lu mu def ci ñoom. Leyti Fall am na lu mu def ci tey mënoo ubbi série te gisoo ci comédien bu jaarul ci ay loxo. ñu orienté ko tàggat ko ba mu nekk donc loolu sant yàlla la. ci fi théâtre bi toll. sant yàlla la tamit ci ni nga gisee. tey ARCOT yi dans les régions. tey boo demee ci région boo dem. benn région rek laa xam bu amul ARCOT mooy Kédougou. mais région boo dem ci Sénégal am na ARCOT donc activité théâtre yi mi ngi fay am. festival de théâtre yi mi ngi am. ba ci série yi gis nga ni mu waaw gis nga ni mu mel ci Sénégal série yi donc kon dañuy wax ne. gis nañ ci benn côté parce que nag booy wax théâtre Sénégal da ngay wax ci ñaari côté. effectivement dafa am côté planche bi. mooy comme ñun li ñuy def yi bitim réew. li nga gis ni poster yi. mooy planche bi. jouer dans un théâtre. bokkul nag ak téléfilm yi am. d'accord ñaari affaire yu bokkul. effectivement mu nekk deux choses yoo xamante ni bokkul ñenn ñi nag ci sénégalais yi jàpp ne Leyti ba tey côté théâtre am lay gën a fësal ci biir série yi. parce que dans Idole bi nga nekk yaa ko cité sànq. dañ dafa jox rôle comme griot. nga ñëw macha allah yaa ngi koy defee ni mu waree. ñoom loolu la ñu soxla woon wala ba tey yow yaa mënut a démarqué wu carrément ci théâtre dugg ci film. man xam nga dugg naa ci film. long métrage parce que def naa la pirogue oui. def naa la pirogue dem naa ci festival de Cannes. gunge film bi. am naa ci prix. Maroc festival Khouribga. dem naa ci Carthage am ci prix. Tunisie. donc lu ndaw loolu ma ci def. waa indi na ay affaires yu bari. li ma ñëw def ci Idole. dëgg la ki ko xalaat suñu xalaat dafa daje mooy Ibou Gueye le réalisateur mooy le scénariste bi mu soxlaa personnage bi woo ma ne ma grand dama bëgg ñu waxtaan ci benn affaire nga def ko man bi ma ñëwee ñu waxtaan ci dafa fekk lool man ma def ko 3 ans ci ginnaaw mooy am na spectacle bi
le griot. Le rôle du griot dans la société africaine. D'accord. Pièce de théâtre la boo xam ne man kese maa koy joué. 1 heure de temps ci kaw scène. boo xoolee lii festival bi Memphis la États-Unis. D'accord. joué naa ko États-Unis. joué naa ko Belgique joué naa ko France. muy benn pièce de théâtre. Le griot. waaw le griot. Le rôle du griot dans la société africaine. La voix de la sagesse. D'accord. Donc bi ma waxee ma ree quoi mu dëpp ma ne ko dafa mel dañ laa wax ne damaa nekk ci personnage boobu. man damaa nekk gëstu ci benn pièce. gëstul sama bopp. jël benn pièce jaay ko tubaab yi jaayaat ko ñeneen jaay ko ñeneen donc pièce bi di def tuuram. depuis 2015 ba tey. muy def tuuram. pièce bi man kese maay joué sur scène. man kese 1 heure de temps 10 minutes. D'accord. te waxuma ci lu dul sabar. géwal lan mooy rôle am kii nan la daan waxee nan lañ ko daan lu tax nit ñi daan ko déglu nan mooy rôle kii mais loolu tamit dafa am gëstu parce que munoo def benn création ci pièce de théâtre ci benn thème boo xam ne am nañu la ko gën a xam maîtriser ko waroo ci wax di juum wala ngay wax donc dama def gëstu lu mat at may seeti ay magu géwal di jóge fii Sénégal Dakar di dem ba ci région yi di seeti ay géwal di waxtaan ak ñoom ci démb ci buur yi ci jamono di gëstu di yokk di gëstu ba am li ma bëgg ma def ko pièce de théâtre jaay ko mu jaar donc loolu benn jaay nga ci sa destination dëkk parce que tey tubaab bi bari bu sa spectacle jeexee bu ñu defee ak yow échange nga xam ne bëgg nañu ñëw Sénégal bëgg nañu gëstu ci xam nga donc loolu lay wane quoi moom ngay wane ci biir Idole alors loo xamante ni yàgg nga ko def nga retransféré waat ci biir Idole sa rôle bi ñu la jox rek nga continuer d'accord dañoo gis nag actuellement que ne Sénégal dafa am ay vertus culture yi fi am mais dañoo gis ne yenn série yi ñenn ci mag ñi nga xam ne ñooy seetaan dañuy jàpp ne ñiy joué dañuy exagérer day am ay saaga day am ay day am fóon ñu baal ma ci kàddu gi yooyu yëpp Leyti nan la koy interpréter moom munuma ko rafetlu man li tax munuma ragal li may wax d'accord parce que damay jox ku nekk cër ci àdduna mais Sénégal lañ nekk ñun ñoo ko mën a tabaxal suñ bopp d'accord nañ taxaw nag def seetlu man munuma ànd ak bu yeboo kum neex nga mer mais li may wax man la ñor te sénégalais laa bu bokk ci métier bi war a wax d'accord na ñëpp bàyyi xel ne daaray Kocc daf fi nekkoon di théâtre effectivement mbedd yi boo génnee mardi doo fa gis nit daaray Kocc jamonoy tey jooyloo noonu nit ba tàyyi ci saal te dañ doon théâtre doo ci dégg wax bu ñaaw dinañ la yar dinañ la jàngal te ñooñu dañoo liggéey ci dañoo wane yoon bi tey nit mun nga gis nga ñëpp a am xel nit ñi buñ tolloowul xel tamit li ñuy seetaan daf ñuy obligé ñuy xalaat tey am na acte yoo xam ne jarul nga ciy egg boo ko junjee ci sutura dinañ ko xam déggal li waaw dafa am acte yoo xam ne ñun non man mënuma ànd ak kuy réaliser lu bokkul ak suñu culture parce que Sénégal kër goo dugg dafa am nuñ ñu yaree Sénégal dafa am dafa am ay réalité dafa am nuñ ñu yaree ñun sénégalais gis nga un sénégalais de jom un sénégalais de ngor un sénégalais de fulla de fayda loolu ci làmmiñ layam dunduñu ko parce que li tax dunduñu ko mooy fan lañ mun a teg parce que ñun ci théâtre dañ lay wax ne la micro bi bu taxawee caméra bi taxaw ñooy sa papa ak sa yaay looy wax na rafet looy jëf na rafet ndax da ngay jàngale ndax ñooy sa papa ak sa yaay parce que buñ ne la micro bi ak caméra bi ñooy sa papa ñooy sa yaay mooy ñi ngi lay wax ne ñii ñoo fi remplacer sa papa ak sa yaay parce que sa papa ak sa yaay duñ taxaw ngay saaga duñ taxaw ngay def geste yu ñaaw duñ taxaw ngay wax lu ñaaw donc pourquoi ñu bugg ko di ko réaliser ci ay film bugg ñu wan beneen Sénégal non Sénégal la ñun duñu nasaraan si nañ waxante dëgg duñu keneen ñun Sénégal la te ñun ñooy bàkkoo ne Sénégal ay mag yu baax lañu am mais mag yu baax yi lii lañ fi liggéeyoon di wane ay jigéen yu xale yu jigéen yuy fóonante ay saaga nday ay lool du Sénégal boobu li may wax comme naqari tu temps sa yaa xam mais man li may wax dama koo gëm d'accord rafetul série yi ñu ciy wane ay fóonante dafa rafetul loolu du image yu Sénégal
aca ma nga noonu leeral na li nga xamante ni ñenn ci mag ñi nekk Sénégal dañ ko doon ñaawlu moom Leyti jël nay responsabilité am yëpp taxaw ne rafetlu wu ko parce que bokkul ci Sénégal mais tey ñu ñëwaat tàngaloo naa la nag ça montre que ne li nga wax ñor na la di fàttali ne rek yéen a ngi ci seen émission Cloche sur Sénégal 7 tey nag ma amoon invité Leyti Fall mu nekk artiste bu mag fii Sénégal fent nag samay question waaye garaaw ñu daal di continuer rek Leyti déjà bi ngay dugg biir Idole sa intégration nan la demee dañ laa wóolu wala yaa fa dem wala. nag dëgg caat biñ may bëgg a yëggal caat naan yaa fa dem. Leyti non dafa am ñoo xamante ni dañuy jóg di dem te nit ñi bëgg nañoo xam tamit. léegi boobu ma wax la dara. aca ñëwal. Leyti Fall artiste comédien. waaw wutatut ku ko xam. dégg li ku ko fay lay wut. man wutatuma promotion. man defe naa mbedd bu ma jaar xëj na théâtre may na ma. du may star nag. télé bay star. ndax avant Idole. gëjoon naa jouer ay série affaire yooyu. d'accord mais fu ma romb dañ naan ma waaye gëj nañ laa gis. ma jàng ci ne ndeke man du ma star télé bay star. boo fa gëjee rek nit yi ne gëj nañ la gis. donc. man fi ma toll ci métier bi. man métier bi dama koo def métier. lu ëpp 20 ans ci ginnaaw. d'accord structuré sama bopp. ñàkk sama bopp ba xam maay kan. xam lan laay jar. d'accord donc du man gis produit. segam fii la ñuy toog Sénégal jaay suñu spectacle tubaab bi. kon feneen taxul ñuy wax. dëgg la. donc mënuñoo gis ay série lu mu neex ñuy dem foofu pour bokk fa. jamais de la vie. d'accord ñun bu ñuy bokk ci dara day fekk nit ka soxla ñu. ma wax la Ibrahima Niang. Ibrahima Niang. d'accord moo bind pièce boo xam ne maa ci joué ak Dior Seck jabaru pen. te Dior Seck ëmboon ci nar a yàq ëmb bi te dafa am jëkkër. ma nekkoon jëkkëram. sa xaw ma naka sëy pièce boobu. bi ko Ibrahima Niang indee scénario bi pen a ngi toog. Dior Seck a ngi toog keneen ne ma dama la si soxla. dama ko xool ne ko mënumaa wax ak yow te gisuma scénario. mënuma wax ak yow te gisuma ndax personnage bi nga may jox sentir naa ci sama bopp. parce que gisuma xaalis bi nga may fay. man sama carrière laa gis. effectivement bu nit di def produit. yow da ngay def carrière. ñun defar suñu carrière moo ñu jig. que ñuy topp produit yi. effectivement gëjoon naa feeñ ci ay film ay série ay affaire gëjoon naa feeñ. tout à fait. mais yàqul woon dara ci sama dund ci théâtre maa ngi doon dund sama théâtre ni ma ko war a dundee. macha allah lu ma ci wërsëg bu ma ci yàlla di jox. ma ko ci am. donc Idole ñoom Ibou Guèye le réalisateur moo ma soxla. voilà te bu ma juumul ci waxtaan nee na ma sama personnage daf ko gis defe naa ci li ma doon def ak Leuz kooru Bidéew. d'accord ci la gis sama personnage. mu ne non Leyti mun na ma defal lu ma bëgg fii su ma juumul noonu la ma ko waxee. mu convoqué ma wax Thier le régisseur. sama xarit la Thier. dañuy liggéey ci cinéma lu bari. Thier woo ma ne ma Ibou soxla na la. bëgg nañ ñu jël rendez-vous toog waxtaan. gisante teg affaire yi vraiment wax. après daal di dem ci liggéey bi kon. man ma dem bokk ci Idole. le réalisateur Ibou Guèye moo ma gis ne rôle bii mun naa ko koo defal. ma def ko. aca kon leer na moom ba muy dem doon koo woolu ndax kilifa la gu mag macha allah aca Leyti ñu continuer rek samay question est-ce que bokk nga ci ñi nga xamante ni dañoo jàpp ne théâtre bala nga ci am xaalis. nekk ci ku ñëpp di tudd il faudrait nga jàng ko. est-ce que gëm nga ñi nga xamante ni dañ naan xam-xam moo ëpp doole don ak li nga xamante ni mooy talent. don tamit boo ko amee dañ koy liggéey nit ki mun na am don te du am technique yu mu utiliser don bi. des méthodes. mais dafa am solo. d'accord gis nga formation yii xale yi war a def. ma war ko def du doy. ndax man léeg-léeg ma jóge Sénégal. war a jouer ci benn théâtre du théâtre damay jouer sama spectacle ba pare. te suba ga ma am ay atelier de formation. d'accord. ci ay expression corporelle ci ay diction. ci ay nooy taxawee les techniques. kon yow ànd ngaañee àndoo. dafa wér amul c'est-à-dire mooy. même boo amul chance dem jàngi théâtre ci école parce que ku ne xam na. tey ren gi sax mun naa la wax ne école des arts dramatique. 4 personnes dafa ne xaw ma bu ma juumul 5 bariwuñu. donc dafa jaadu yoon la. amoo chance nga dem jàng école académique. jàng théâtre mais tamit dem nga xam nga benn
Kader Diarra benn Ibrahima Mbaye Soppe benn kenn mi ngi def formation nga dem renforcer sa capacité. parce que dina la mën a may. nga yokk tamit sa capacité nga pousser say limites nga xam ne man fii ndekete nii laa war a toogee nii laa war a waxee nii laa war a doxee. loolu daf ci bokk. c'est-à-dire loolu tamit lu ñuy gëstu ji la lu ñuy jàngi la ak foo ko mënti amee. d'accord comme ni nga ko tuddee sànq Leyti moom day former ay élèves ak ay xale yoo xamante ni fii Pikine lañ nekk wala feneen. bëggoon nañ ko. waaw fii ARCOT école la. école la mooy famille la ARCOT su Pikine. 17 mariage fi am fukki sëy ak juróom-ñaar lañ fi takk. tey boo génnee ci biti da ngay gis jëkkër jabar doom di ñëw répétition. boo génnee léegi da nga koy gis. après nga présenté ma ne. ba amul benn problème mën nañ leen woo fii kay ñu ñëw ñi fi jot a nekk. 17 mariage lañ fi célébré. fii d'accord te yéen a leen formé. 17 mariage ñoo xam ne ay membre ARCOT su lañ. ndeysaan sëy ci seen biir. 17 fii famille la. ndeysaan. li fi am ci ay teraanga ci suñu biir li ko waral mooy ànd dëgg. d'accord naxante wuñu jaayante wuñu. fii lu nit liggéey dañ lay wax yóbbul sa kër. bureau soxlawu ko kees soxlawu ko amul ñoo la wutal cachet nit am na fi cachet bu ne. cachet bu ne nit am na ko fi. d'accord bu ne cachet ci film cachet ci série cachet ci spot publicitaire cachet mais lu cachet bi rëy dañ lay wax na dem sa famille. bureau soxlawu ci dara kees soxlawu ci dara. parce que nit dafay maytu àq. d'accord donc c'est pas que kii maa ko wutal lii rek war naa cee mun a am lii ñun duñu fonk parce que duñu agence. association lañ tey lii nga fi gis yëpp association bi moom ko buñ demoon bañ na ARCOT mënatul dem taxaw na. dañ ko war a légué beneen association lu waruñu ko sax séddoo. ok maanaam luñ fi am ci matériel ak xaalis. buñ demoon bañ na ARCOT kat mënatut a dem. lii a tax mënatut a dem. ñu ne bàyyi nañ na tas ñu dem ku ne defi dem feneen. matériel bi ñu yor. règlement intérieur u statut association bi dafa wax ne. da ngay seet association bu mel ni yow. nga légué ko. matériel bi. kon xam nga kon association am na nu muy doxee. donc ñun nag wàccuñu loolu te kenn mënuñoo dérouté ci loolu rek la ñuy tegu. ndeysaan waaw ci yoon rek la ñuy tegu. am na solo aja comme wax nañ lu xaw a bari nag ci li nga xamante ni mooy théâtre bi tey dañuy ñëw ci Leyti en tant que sénégalais boo xamante ni dafay dund yaayam fi la dëkk papaam fi la dëkk. tendance bi nga xamante ni actuellement réseaux sociaux yi ñu ngi koy def ravage bi mu am nga xam ne yenn saa yi da ngay toog ak nit sax mu enregistré la wala ñu divulguer ay audio jàmbur Leyti ban jàngat la ciy def ak message bu mu doon sànni lan lay doon. waaw xam nga toog nañ bu yàggul rek ñu dégg président Macky mu ne dina def benn décret pour ñu jëm ci réseaux sociaux yi. nu gars yi di jëlee image yu jàmbur di jël ay audio jàmbur di jël di ko dugal xam nga nombre de vues nombre de xaalis après boo ko amee war ngaa xool xaalis bi nan laa ko amee. d'accord xaalis da nga koy am ci dignité lekk ko ci dignité. c'est très important. effectivement Sénégal lañ nekk nañ leen waxante li fi am. donte melunu noonu sax. donte melunu noonu. nañ leen jéem a mel noonu. d'accord ndax man rafetluwuma nit ki am papa am yaay am jabar am doom am bokk nekk ci famille. tey nga maanaam ana sutura bu ñuy wax nañ suturaalante ci suñu biir. soxna si nga takk sax buñ la koy takkal dañ lay wax na ngeen suturaalante. ku ne xam ne baatu sutura Sénégal la fekk baax. effectivement nañu suturaalante nekkul lu ñu xamalante dañ ko war a waxante. d'accord nañ ci bàyyi xel. ndax lépp bëgg siiw. bëgg xaalis ñaar yi dafa taxaw ci bopp sénégalais yi fi jamono toll. mooy siiw ak am xaalis. naa wax pour am buzz après gis nga ñun ñi nga xam ne ci média la ñuy liggéey. suñu métier la. ñun wutuñu buzz. média mooy suñu métier dafa dëppook suñu métier. d'accord maanaam siiw bi ñu siiw ñi ngi fexe siiw bi. nan lañ ciy nekkee un leadership. mu bañ a yàqu. maanaam siiw nga nga am notoriété ba mbedd moo romb ñu ne diw a ngi nee. waaw notoriété boobu nan nga koy exploiter ba nekk ci un leadership. ba siiw boobu indil la dara mais siiw kese. siiw def buzz kese diwa nga ne loolu ban njariñ la lay amal. xam nga damaa jàpp ne nag nit ki fu mu tollul du ko xam. dëgg la waaw ñi yàgg siiw am succès pendant des années. seen bopp leneen a ci nekk lu dul yokk seen succès ci ay aussi tamit nit yi dañ koy def te du tegu fenn. léegi nag
état moo fi nekk. état moo war a tracer teg yoon loolu waruñu ci reculer. tey image yu jàmbur nga jël ko. defee ko nu mu la neex. non warul am 24 heures te yoon topp la ñu xam lu tax. ñu daan ci ay nit. ba wax dëgg yàlla nit yi tamit bàyyi yu ñaaw yi ñuy def ci réseaux sociaux yi. jël image yu nit jël ay enregistré xoolal imagineel ngay wax ak nit. en privé. ndekete yaa ngi jël sa téléphone di enregistré wax bi soo paree nga dem. waaw léegi yow nga ne un sénégalais nga. bu gëm ne ay mag yu baax a fi tëdd un sénégalais nga bu gëm ne nii non bu ñu nax suñu bopp bu ñu naxante man rafetluwuma loolu. d'accord rafetluwuma ko. loolu état la. parce que xam nga li tax ma ne état la benn. mooy un Leyti Fall. di def film wala bokk ci film. un Ibrahima Mbaye Sopé un keneen. ñun nous sommes très mal placés pour wax ne lii warul jàll lii warul jàll. loolu compétence yooyu état moo ko am. état moo war a xool tey dëgg la comme li ko Ibrahima waxee tey mënuñu censurer dara tant que jàllul télé. mais tamit na am ay daan. mais nit buñ wane na fóonante bii te sénégalais yi rafetlu wuñu ko. non buñ ko jëlee ba pare nañ ko woo tribunal teg ko ci ay daan teg ko ay peine. ba ñeneen moromu réalisateurs yi yeneen moromu site yi yeneen moromu ñi yor ŋànk métier moomu. xam ne ndekete lii su ma ko defee lii moo ma ciy fekk. d'accord est-ce que kenn xam nga nag gars yi dañoo yeb sénégalais yi dañ ñu yeb. billaay wallaay dañ ñu yeb. est-ce que ñoom ñi yor télé yi wala ñoom ñi yor site yi wala ñoom ñi def réalisation. est-ce que sañ nañoo jël film kenn dem dawal ko ci seen site wala ñu jël film kenn diffusé wala benn sponsorisé la. nga tardel produit bi. ñemewuñ ko parce que xam nañ contrat yi ñu signé daan yi leen ciy fekk. kon état dafa jot ñiy def loolu. état teg leen ci yoon. kenn mënu ko rafetlu tey nag xam nga lu tax ñoom mënuñu ko xam. xam nga lu tax mënuñu xam danger li ñuy def danger bi mu am. da ngay gis. billaay wallaay dama gis enseignant bu nekk cité des enseignants. mu ne ma. gis nga rim boobu enseignant bu nekk cité des enseignants. billaay wallaay azim mu ne ma man damay ragal a seetaan léegi télé parce que damay seetaanaloo ak samay doom. te yaruma leen ci ñuy gis yenn yi ñuy dégg yenn yi moo tax léegi pour ma seetaan télé. damay zappe rek. di foog commande bi mi ngi sama loxo. donc tout le temps damay tiit gis dégg wala. te dagguma la sax dañoo bëgg li nga xamante ni mooy actuellement ñu bàyyi di exporter te jël li ñu moom maanaam consommer local. alors que li ñuy consommer day am yooyu noonu. mais du jeex tey xam nga gis nga ñenn ñi ñoo yàqal ñeneen ñi te duñ ko xam. métier mi dafa yaatu ñëpp xaj nañ ci. tey ñun ñoo wax ne série brésilien yi basta doy na. voilà importer sax mën nañ exporter. télénovela yi doy na. Sénégal am na réalité yuñ mën a jouer. gis ngeen ni ko wiiri di defee. tu vois. nit yi dañoo bugg wiiri parce que thème de société day wax li nekk ci biir kër yi li nekk ci xol yi li nekk ci li nit ñi gis nga série yi. ñenn ñi réglé nañ problème mu famille ba tàyyi mooy nit dina nekk ak nit ñu nekk famille nekk papa yaay ay doom frère dara am seen biir série bi ñëw régler problème bi wan leen nan ngeen koy régler mel ni ñoom la ñuy waxal ñu gis ci seen bopp defarul ci loolu la sénégalais yi soxla. d'accord tu vois. tey boo demee ci série yu bari boo ubbee dañ lay wax am nañu sénégalais ñun Sénégal dañoo am ay thèmes yu ñu mën a waxtaane wax ci mu ëppal askan bi solo parce que li ngay def du pour yow pour askan bi la looy def askan bi gisuñu ci seen bopp bàyyi ko nga dem defi leneen. waaw Leyti mu mel ne ñun professionnalisme bi nga xamante ni dafa war a am ci théâtre ak lu mu ci mënti doon waaye surtout li nga xamante ni ñun ñoo ko moom ndax day refléter suñu culture dañoo gis ne amatul professionnalisme parce que na nga rafet rek macha allah ñu jël la duñu yenn saa yi duñu xool est-ce que am nga une tête bien faite bala ñu la dugal ci biir série bi. loolu maanaam ñëpp la wala yow déjà nan ngay gisee loolu yow loolu loo accepté la wala. mënuñu ko nangu xam nga man bu ma accepté ne ku ñu for rek dugal ci affaire bi. parce que gisatuñu ne ba xam am na lii wala am na laa moom na rafet rek. waaw xam nga tamit gis nga gaañi. defuñu c'est-à-dire business la ñuy def. affaire bi business la. donc en quelque sorte ñi yëfu showbiz la dañ leen di jaay. non yëfu showbiz la parce que da nga bëgg sponsor bi gis ne am nga ay jigéen yu rafet am nga décor yu rafet dëgg la xaalis bi koom bi ci la. mais mënoon nañ ko defee beneen forme boo xam ne. ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp. dàquñu
dàquñu parce que nag wax dëgg yàlla monde théâtre bi loo ci soxla dëgg la mën nga ko ci am na xale yu jigéen boo defee sa casting âge yi nga soxla profil yi nga soxla yëpp am na boo demee ba amoo ko fii nga dem wut ko ci beneen couche amul benn problème waaw mais tamit lii ëpp solo mooy defin bi day wuute parce que tey boo jëlee un comédien professionnel di ko def loo rôle dina xam moment yi dina xam sensation yi fan la war a jógee dina xam yan moment la war a lii su waree mer dina xam nan la koy kii parce que am na métier bi su waree jooy du ko forcer su waree nekk ku timide wat donc am na leneen ak leneen loo xam ne boo koy seet da ngay gis ne kii daf koy manqué par rapport ak kee am métier bi donc foofu la xaw a nekk effectivement ñu gis ne nag léegi tey nag duma la sonal noonu dañuy waaj a jeexal promotion yi nga xamante ne day am ñenn ñi di ko jàppee ci ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak di ñu seetaan mooy promotion canapé chantage yeeg yëpp day am léegi parfois ci milieu théâtre bi parce que xale bi comme li ngay wax rek dafay bëgg buzz bëgg a génn télé ban jàngat la ci léegi di def xam nga lu jàggul kenn du ko jag-jagal acca waaw jag-jagal moo ko acca waxal na ma lu jàggul non ni nga ko waxee je veux dire waxuma la yow doo sama cible mais ñi koy def la c'est-à-dire mënuñoo bañ ay di ñaawlu yi xew ci télé yi di ñaawlu ba pare nag di rafetlu ay promotion canapé mënuñu ko rafetlu tey képp ku koy def ci métier bi da nga cee juux mais bokkoo ci am na de waaw mënuñu ko weddi am na ci leneen sax man défendre c'est-à-dire théâtre li ci nekk man du ma kuy nëbb lii di wax lii du ma genre boobu man mënu ma fee nekk naan non suñu métier bi amul lii dañuy am na yu fi am ngeen xam ko ñu xam ko sénégalais yi xam ko mais dama ne ñi koy def seetlu leen dëgg ndax ci métier bi lañ bokk parce que nag dafa am ci biir métier bi ñu ñuy gunge daa am ñoo xam ne ñun la ñuy gunge waaw dafa am ñoo xam ne dañ ñuy gunge bokkunu de dañ ñuy gunge waaw ñooñu di ñu gunge nag ku ci amoon c'est-à-dire pour nga def théâtre barab ba ñuy defee théâtre ñooña dañuy créer am man damay wax fii balaa maa defar comédien defar nit defar nit mooy ñu defar la ba nga nite nga soog a nekk comédien ñu defar la ba nga xam yow yaay kan nga xam fi nga jóge xam fi nga bokk xam métier bi nga jëm mooy ban xam lu bari ñu soog la def un comédien lu bari da nga koy jomb kon théâtre yamul dong ci yee ki nit ki jàngal ko wan ko lu mu amul ak wan ko lu ne ci société bi mais dafa am spiritualité par exemple quand l'âme agit c'est de la magie comme li ma ko waxee sànq mais balaa ngaa yee kenn yeewul bien sûr balaa ngaa yee nit da nga yeewu mënuñu wax askan bi yéen la ñuy waxal yeewu leen fekk yow yaa ngi nelaw balaa nga yee kenn da nga yeewu tey lii dama ne liy xew ci métier bi di ci am ñenn ñi ñi ñu tàggat dëgg préparer leen parce que métier bi nag dafa laaj ñu préparer la nga soog ko def ñu waajal la mooy lii ma wax la yaa ngi dugg ci métier boo xam ne nii ak métier la comme yeneen métier yi da ngay xëy sa kër 8 heures 7 heures du matin egsi fi ngay liggéey 8 heures liggéey wàcc dem sa kër comme sénégalais bi ni mu koy defee ci beneen métier kon yow foo waru la ci c'est-à-dire fowantu waru la ci waaw nag boo gisee benn Ndeye Ndiaye bu bëgg a siiw fële fekk benn Ablaye Diop boo xamante nii ne moom il s'en fiche maa ngi yor sama caméra yor samay affaire mun naa ko defee nu mu ma neex ku ma neex laa ciy dugal noonu mais ñoom la kay mais ñoom la xam nga am na loo xam ne nag wax dëgg yàlla ñun mënuñu ko en tant que tey artiste comédien ñan nga gis ñoo xamante ni ñu ngi ci milieu bi ci fànn boo féete nag mais ci théâtre bi ñoo xamante ni yow déjà fier nga ci ñoom boo leen di seetaan télé bari na mën nga ñu citer bari na ñoo xamante ni xam nañ leen bari na fier xam nga suñu métier bi dafa yaatu tey mënuma citer bàyyi kii tudd kii bañ a tudd dinañ la comprendre émission bee waaw xam nga mënuma citer ku ci mel ni Chérif Mal waaw xam nga waaw mais yow déggoo ma ne la mënuma citer ñii bàyyi ñii citer ñee bàyyi ñee mais ñun ñëpp xamante nañu te ñun ñëpp xam nañu ku nekk yaay kan fan nga jóge lan moo la def lii lan xamante nañu donc ñun dañu am ay mag yoo xam ne ñoom la ñuy roy parce que ñoom xale yooyu ci ñun la ñuy roy ñun dañuy roy ci ay mag yooyu tey
lundi bii passé ñoom ñëpp fi daje. lundi bii passé Lamine Ndiaye Moustapha Diop bu daaray Kocc Baye Eli Bas Jaxate ak kan Père Sayba Traoré metteur en scène bu mag boo xam ne tey booy tànn Afrique metteur en scène yu mag yi ci la bokk. Mamadou Diak Pape Dembalam tey ñooñu ñëpp lundi passé dañoo ñëw fi ànd ak ñun ci suñu cérémonie d'ouverture donc ñun ci mag ak ñeneen ñu ma citéwul ñun ci ñooñu la ñuy xool parce que dañoo jël métier bi teg ko ci yoon ba ñun ñu mën ci jot kon ñun tamit dañuy fexe mbir bi ñu jaare la ko ci yoon ba suñuy rakk mën cee jot mu rafet kenn bañ a frustré wu waaw aja kontaan nañu léegi ça a été un plaisir wax dëgg yàlla ñëw fii tey nga dalal ñu waxtaan bi neex na kontaan nañu xanaa nga jox sa kàddu bu mujj rek internet yi lay seetaan waaw di leen nuyu sénégalais yi di jéggalu nag ci émission bi waaw te sonaloo ma sax mais am na lu yëkkat dama koy wax ni ma ko yëgee mooy am na lu yëkkati sax sama xol mooy affaire yi scène yi liy xaw ci télé yi fóonante yi loolu daf ma mës a déranger dama ko mës a ñaaw. d'accord tey nga am occasion waaw tey nag waaw am na sax fu ma ko waxee woon waxaat ko feneen ma bokk naa ci ñi koy wax. mais da nga ko laal rek mu xaw ma choqué mu xaw ma daf ma metti parce que dama ko seet ci côté yëpp. ma xam ne sénégalais yi mérité wuñu loolu li ñu leen di jox. sénégalais yi soxlawuñ loolu. sénégalais yi dañoo soxla lu rafet. sénégalais yi dañu soxla lu am njariñ sénégalais yi dañu soxla lu baax parce que Sénégal la taaru Sénégal ñoo ko war a ñun duñu ñeneen ñun Sénégal lañ dañoo am drapeau national am hymne national am symbole am di bàkkoo ay mag yu baax yu fi tëdd di bàkkoo diine di wax 95% des musulmans li fi nekk pays laïque la waaye li fi nekk ci ay ñu dul jullit yee leen ëpp di bàkkoo yooyu kon nañu ko wane parce que ku nekk moo war a wane man maay état ku nekk moo war a xool fi Sénégal war a dem nga dugal ci sa loxo mais munoo yor sa arme rek di wut sa xaalis di ko wutee nu mu la neex loolu yëpp sénégalais yi la te sénégalais yi tamit nañ am fullaay di ko wax nañ am fulla ñu leen di dékk micro ñuy wax ne série tel gis nañ fa tel neexuñu bu mu dawati waaw yow boo demee ba nit ki di la wax li ngay def neexuma kon taxaw dina am ñoom it buñ taxaw di buñ na yàcc de ñu leen di waxal mu metti la bu sénégalais yi na yàcc wax leen li fi am te rafet lu leen ko ci télé yi ñun ñëpp nañ ko jooyandoo nañ ko waxandoo pour mbir ñu wane lu rafet waxuñu ñun bokkuñoo kenn lu ñuy wut xeexuñu kenn waxuñu kenn boo amee liggéey jël ñu boo amee série wooñu ci man defuma ko waxuma ko benn producteur kon man utuma ku ma farak ku ma faralul ak ku may wax ak ku ma waxalul man pour Sénégal laay wax man Sénégal les réalisateurs yi def série yi di ci dugal ay fóonante da ngeen a yépp sénégalais yi tegu leen ko fenn du dëgg du yoon loolu du culture sénégalaise bokku ci jërëjëf maa ngi yéegaat sax quoi ngeen baal maa ngi yéegaat fii Sénégal set la non ndombo lañ ma war a jox rek teg indil ma gaañi ndombo pettaaw barki Rasulaay indil ma gaañi lañ ma indil buntu central rek ndombo pettaaw non c'est bizarre jërëjëf kontaan nañ merci maa ngi nuyu Jili ak Babacar ak yow Thiat gis nga am nga fan sa boo xamante ni sunu kër la nekk Mor Ndiaye la tudd Mor Ndiaye maa ngi koy déggee di ko ziar yow Thiat ngay doomu Sénégal ki moom affaire bi di doomu Sénégal donc gis nga lii mooy Sénégal dañoo war a waxante ñu ñëw ci citoyen Sénégal di doomu waa ñun ñëpp di ay doomu Sénégal donc ñu ngi nuyu internet yëpp di nuyu Sénégal yëpp di jéggalu nag ci émission bi kàddu yi bu dee xaw na yéeg ñoo ngi jéggalu rek wax ne suñu yéene du woon sax waxee xol mais bu ngeen gisee ñuy waxee xol amour bi ñu am ci réew mi la ndax ay doomu Sénégal lañ di dem fu ne ci àdduna bi mënoon faa toog def ni suñuy moroom def jóge Sénégal dem bitim réew daw toog fa jóge Sénégal dem beneen dëkk toog fa mais gëmuñu loolu dañoo gëm ne suñu Sénégal bi ñun ndaw yi ñoo ko war a liggéey ñu bokk ci jeunes yooyu gëm ne ñoo war a liggéey Sénégal moo tax lu ñu gis lu takk rek bugguñu mu tis dal ci réew mi moo tax loolu kàddu yooyu rek la ñuy waxee mais ñu ngi jéggalu ñëpp ci ton bi kawee ci xol bi ñu waxee bëgg rek ñu bokk ci réew yi ñu gën a naw réew yi ñu gën a ndax boo génnee fii dem ci yeneen réew yi dama dem Allemagne 2012 ànd ak Arco Pikine
ñu lekk ci benn resto ba pare. di ran pour dem jëli suñu dessert. ndeysaan na ngeen baal ma benn xale bu jigéen teint noir comme nii. ñëw topp te Amérique militaire ci base militaire américain bi foofu lañ nekkoon. mu ñëw ba tolloog ki ma àndal kii ban nationalité kooku ne ko en anglais kooku ne ko sénégalais mu ne ko moom est-ce que bëgg na toog fii est-ce que bëgg na lii moom lu tax mënul toog fii. parce que man dama kii gis nga. donc yooyu. kon kooku dalaa bëggoon. waaw xam nga. billaay wallaay militaire américaine. ne man mun na toog fii mun nañ ànd après États-Unis mun nañ kii gis naa ko mu joué ci affaire bi. gis naa ko. mu fan la daal waaw xam nga tey bon ku nekk sa yëg-yëg sa gis-gis. comprendre ñu nag ay artistes ay waxtaan waaw tàggoo naa ma ak dëgg naa xam nga donc xam nga loolu. day jàngal ñi nga àndal ne da ngay gëm sa bopp parce que tey boo bëggoon lu nooy lu yomb rek da nga naan américaine la. te booba 2012 la waaw booba 2012 la de. te booba 2012 la woon mars 2012. jour bi ñuy fal président Macky Sall fii ci Sénégal. jour boobu dimanche boobu. ma ngi ma fekk foofu Allemagne. mais xoola tegaat nañ ci 2013 2014 2015 2016 2017. yàlla yóbbu ma États-Unis ci métier bi waaw gis nga sa bopp ñu loolu mbir mi amul leneen wane rek. billaay ndeysaan kontaan nañu. merci di la ñaanal comme li may ñaanal ñëpp yàlla defal la yàgg yokk tekki jariñu ci bàkki Serigne Touba. yàlla defal la jàmm bu baax a baax la iti ko baax nga franchement mu bàyyi fi message bu fort nag boo xamante ni tey bokk na ci li ma taxam ci milieu bi su ko defee kenn ku nekk defaraat li nga xamante ni mooy sa toogaay lépp mën a jëm ci kanam nii lañ koy defee toujours dans Cloche ci kum ci mënti doon nag dañ lay seet si def ak yow émission bu mucc ayib rien que pour vous apporter les internautes quelque chose de lourd boo xamante ni di ngeen ci kontaan d'ici là portez-vous bien excellente soirée bye bye.